léegi nag boo xoolee tome 3 bi moom mooy problème bi damay wax ne waaw ñaseen daal Alaaji Malick leen moom ba léegi ay Iran Ndaw ak ay Abdou Aziz Mbaye animateur ñoo leen di bindal seen histoire man sama baay ñooñu dañ koy bindale histoire am wala Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Camara ancien douanier lu yoonam ci suñu yoon suñu famille ak suñu tarixa à l'origine ba ñuy defar commission bi man ak Iba Der ñoo ko sos ci kanam Ablaye Wade fii ci sama appareil mën naa la woon pendant 2 ans échange yu ñu am réunion yu dem ay yëf yi ñu taxawal à un moment donné nag bi fi Wade jógee amatul financement te boobu jegewul Macky mu dem jaay affaire bi ancien maire Dakar muy Khalifa Sall kooku financé ko ba mu koy financé nag la jël daayira Tiwaawoon bi xam nga dafa am benn daayira Tiwaawoon boo xam ne depuis le temps colonial ñoom nit tubaab bi colonisé noonu lay jéem a coloniser kër yi ak këru sëriñ si ko wax rek ñu ne kooku maa ko moom ba fii ñu toog fii rajo bi yeeg seen télévision beeg yeneen télévision yi nga xam ne sax ay nii comme moom duñu ay tijaan mais toujours y a la colonisation Tiwaawoon yéen ñooy ñëw jël micro yi di wax bu dégg bëccëg. li ngay wax ni du fay ay nag. déedéet waaye dama koy souligner gis nga mënuloo faj góom te ne mi ngi nii dañuy war a wax ñun li ñuy wax lan la lii depuis téeméeri at la téeméeri at ñi nga ànd ak Tiwaawoon 1910 la son baay ak son maam ànd dem fa. justement yow ci boppam doo gëj foofa te saa yoo fa demee yëkkati ay kàddu yu rafet. waaw est-ce que njuumte gi am ci li ñoom Iba Der Thiam bind te moom mu nangu ko ne dinañ ko joyanti est-ce que jar na kon di fëggaat dënn yi. di yee fitna fëgguñu dënn yi dama wax ne dafa waroon a wax ne tome 3 bi man de li ma bëgg man mooy Iba Der léegi dafa nekk de trop ci commission bi ci misaal. gannaaw bu mu amee fan wu gudd bu dee woon tey est-ce que affaire bi day taxaw kon na jàpp ne dee na rek ñun ñu continuer liggéey bi mu rafet parce que mënuñu régler yëf yi par celui par lequel le scandale est arrivé. da nga bëgg ñu génne Iba Der Thiam. waaw dafa war a génn ñun dañuy dugg ci biir man maa ngi nekk membre rédaction bi dama ko nekk toujours man bind naa téere ci sama baay ak sama maam ak Alaaji Malick ba la ñu wax ci réew mi. loolo doy na pour ñu wone lan mooy li fi ne. buñ la déggee sëñ bi Niass est-ce que du mbir mi dafa xaw a déplacé wu jóge ci diggante kër ak kër maanaam Tiwaawan ak Niassène. waaw kër ak kër Tiwaawan ci boppam am nañ seen i problème ñaata gaam moo fa ne ñaata jumaa moo fa ne. loolu am na fu ne dégg nga ñoom seen bopp am nañ seen i problème lu tax amuñu benn élément tax amuñu benn gàmmu. non loolu. c'est pas un problème en soi. loolu kay l'islam gépp. waaw on vit avec. loolu on vit avec. mais bu ñu la déggee sànq nga ni dafa mel ni dafa am une colonie tiwaawanienne. waaw maanaam lépp dañu loolu nag jël ñoom ak moo ko. waaw loolu nag da ngay dellu ci histoire bi ci jamono ja nga xam ne pour que nga mën a am zaawiya ci Ndar ak Ndakaaru ak Tëngéej ak feneen tubaab yi yenoon la jox la doole. dooleel la ci kaw yeneen sëriñ si. bu boobaa yi da nga leen di war a sëriñ si maa ngi leen di contrôler lu fay xew maa ngi koy yëg te di leen ko yëgal sama maam ba mu nekkee Tiwaawan jox nañ ko ay proposition indécente ne ko dañ lay teg Kaolack di la defal nangam ak nangam colonisateur bi yenu la waaye nag loo xam nag ñu ko yëgal mu ne awuzu billahi loolu dee ko gën du ko def. est-ce que lépp nekkul wenn yoon di lawal rek tarixa Cheikh na il faut nga am loo comprendre ji nga sëriñ bi bul ignorer le fait colonialiste yi dañoo amoon sëriñ su ànd ak ñoom am sëriñ suñu kontar son maam ak sëriñ Touba ca lañ bokk ca ñee leen kontar ña ca des waaw ña ca des nag dañ leen soutenir bu baax a baax ba wax ne sax buñ doon yenu tubaab ñoom yan daje boo yof waaye dañuy yenu ñun du yenu tubaab dañuy dagg bopp ba waaye duñ ko yenu loolu mooy différence bi c'est depuis le temps colonial bi mu amee il fallait que nga wane ne sëriñ diw par exemple nee nañ ci Abbas Sall du taalibi Alaaji Malick Abbas Sall waxuma nag Mayoro ak ñooña waaye Abbas Sall ci boppam mook sama mag ñoo daan ànd man sama bopp maa ngi ak doom yoo xam ne mooy seen maam
dégg nga sama famille la du seen taalibe moom taalibe su ma nijaay Mouhamad li daala soo mi njigéen na nga ne du seen taalibe ñoom Alaaji Abdoulaye Niass sax lañ gën a amal relation ci côté boobu waa kër Rawaan Ngoma nga li duñ taalibe Alaaji Malick gi nga yooyu ñu indi woon wax ko bind ko nettali ko muy ay maas waaw naka lañuy dama lay laaj vraiment Sénégal est-ce que duñu offusqué wu su fekkee ne nañu rédaction histoire du Sénégal Iran Ndaw mooy def rédaction ba mi ngi foofu ñu ngi ko bind ci téere bi commission Iran Ndaw est membre de la rédaction de l'histoire du Sénégal alors que xamul sax bosu baayam ak maamam xamu ko da nga jàpp ne àlluwaam yeggul foofu maa ko gën a bien sûr àlluwaam yeggul fenn yeggul sax certificat primaire te xam na ko je n'invente rien école dañ cay dem génne ca commencé dem école analphabète moom nag xam na Tiwaawan de waaw d'accord maa ko gën a xam Tiwaawan fu ma fay dem juddoogul ci biir téere bi lan lañ ci wax loo xam ne nii tey jii moom moo waral coow li parce que ci xibaar yi ñu jot moom mooy dañ ni maam Abdoulaye Niass Alaaji Abdoulaye Niass dafa jànge ci l'école Seydi Hadji Malick Sy. Seydi Hadji Malick amul école fa école ba ne xanaa école bi ñu ko déddee ci kees te loolu bërki démb la amul école bi fan la. non école boo ko déggee waxin la. dama ne man moo xamul école yow da nga ko xam quand même dama ne amul école ni de pensée ni une école physique amu ci benn. yaa ngi ci tànki tooñ de. déedéet nekkuma ci tànki tooñ dis-moi quelle est la pensée y en a pas. bu Alaaji Abdoulaye Niass amul pensée moom mi tax a jóge nit ñi Tchad ak Soudan ak Nigéria keneen ak feneen kon kenn du am pensée. mais xam nga Ahmed Khalifa Niass kilifa diine nga waaye mënoo remettre en cause li nga xam ne waxees na ko ci Tivaouane nag ko taxawal tarixa ba fii nga taxaw 2019 gi di ko remettre en cause. dama ne c'est Tivaouane fait partie de l'héritage colonial yow li ngay wax mi ngi nii dégg nga kooku ça fait partie de l'héritage colonial dégg nga. Alhaji Abdoulaye Niass jóge ne fii dem ba Fass dugg fa xal ba fukki fan ak juróom-ñaar Cheikh Ahmed Tidiane feeñu ko ni ko dellul Tivaouane ci Alhaji Malick la ma doon jox naa ko. maanaam. voilà pourtant lii Cheikh Tidiane si daf ko weddi ne du dëgg ne ñun Alhaji Abdoulaye Niass mooy suñ sëriñ. moom moo jëlee Fass la mu fa jëlee ñëw jox ñu ko fii door a jàll. mën nga fàttali ku yëkkati wax yooyu. ñu ko dégg ñëpp xam nañ ko sama frère Alhaji Abdou Aziz. Al Amino kii man ak moom dañ naan bokk benn néeg benn lal moom laa tuddee sama taaw ba dafa dund. dégg nga mais bu ma waxee wax ji ba muy dajeeg fan yooyu mu ñëw gane si ma mu ne ma sama wax yi de xam naa ne loo ci xam yi gaa yaa ngi may ci attaqué. man ne ko am nga ci droit parce que Alaaji Abdoulaye Niass sa maam la man ëppale wu ma la ci kii Alaaji Abdoulaye Niass kii Abdou Kane kii Alaaji Malick ëppale wu ma la ci say maam lañ mën nga cee wax loo bëgg mais loolu du ñu tàggale nous sommes toujours ensemble mais tooñ la ñu gépp tooñ man ñu ñëw ne ma Cheikh Tidiane Camara ancien douanier mooy wax ci Khalifa Niass sama baay moo ci bind ci Alaaji Abdoulaye Niass baayam. waaye xam-xam kooku dama xam-xam nag yàlla mën na ko baaxee ku nekk itam. déedéet mais dafa xamle lu mu xamul kenn mën ta xamle loo xamul dégg nga kenn man juróom benn téeméeri ni bind nañ ci man ay téere xamuñ ma ñii ay allemand la ñii ay espagnol la ñii leneen la waxuma loolu du am boo demee ci Google Books da nga ko gis mais fi nga xam ne fi la fond problème bi nekk mooy lu tax Tiwaawoon ñoom woowuñ ma bindal leen maa leen gën a xam foofu ndax man xam naa Makhourédia Sy te moom la ñu tuddee Ousmane Sy tudd Ousmane Sy Makhourédia Sy moom la ko bàyyam tuddee xam naa la ko fa dalee di ñëw xam naa histoire du Sénégal lu bëree xam naa xeet yi fi nekk fu ñu jaaree ba ñëw waaw kon nag je crois que comme ñun bindaluñ Tiwaawoon waruñ ñoo bindal ci loo xam ne histoire générale du Sénégal waxuma nag kuy bind livre am wax ci lu ko neex. mais ñiy bind du Tiwaawan moom moo bind. dama ne ñiy bind ci turu ne lii mooy ñaseen xam lañu ñooñu mosuñu woon a bokk ci comité bi man maa ci bokkoon ak ñu mel ni man 80% des membres du comité ont été exclus par Iba Der Thiam te bu bëggee suba ma oote une réunion du comité chez moi. est-ce que du loolu moo la metti tuuti itam ci coow li nii ci xare sa tànk tubéy nii mooy maanaam li nga bokkul ci mbind mi. Babacar déedéet dañ ma ci désigné pour ma bokk ci ba pare mais waxuma loolu bu ñu waxee ci sama baay dañ ma laal personnellement
te yonent bi ne kuñ. sa baay El Hadj Abdoulaye Niass. son baay Khalifa Niass. Khalifa Niass. mook sama maam ñoo àndoon ñoom ñaar def voyage ba ca Fass ñëw toog ca Tiwaawan di fa jàngale it ñoo fa njëkk a jàngale en 1910 waaw. foog ngay joxe ay références itam de. waaw joxe naa ay références mooy 1910 mooy li ma la wax dama ko bind livre la mi ngi tegee ci kaw marché bi. man laaj bi moom mooy est-ce que Ahmed Khalifa Niass amul problème ak Tiwaawan parce que lu yàggul rek ci koor gi gée seetaan nañ la ci ak télévision ak ñenn ci ay taalibe Tidiane mais coow la jugoon na lool li ci wax ji yëpp jóge ci Tiwaawan. man xam nga lu ma fekk li nga man Tiwaawan bu baaxee sama Tiwaawan la waaw man bu baaxee sama Tiwaawan la ndax Alaaji Abdoulaye Niass moo mos di jiite Alaaji Malick di maye ci kanamam wirdo di maye ci kanamam muqaddam am nañ muqaddam yoo xam ne xamuñu woon Alaaji Abdoulaye Niass Alaaji Malick lañ ñëwoon dajeeg muy ganale Alaaji Abdoulaye Niass ñu gis ne kii wàllu wu mag la ñu ne ko kon nag nga may ñu jëlee ci moom ba tey ñu ngi leen am ci Fuuta ak feneen naa ci tudd Tafsir Balla Seck ak ñeneen kon nag ce qui est important man awma lu muy mer ak lu ma dul mer parce que Tiwaawoon ñi nga xam ne ils sont vraiment savants et éclairés ñun ak ñoom dañoo mel ni mburoog soow comme tey sëriñ Cheikh Tidiane Sy wala tey sëriñ Moustapha Sy bi Moustarchidine donc affaire bi yaa Tiwaawoon et Tiwaawoon Alaaji Malick ci boobu ci mbindam am na ñu muy muslu ca Tiwaawoon yàqkat yi ci mbindam mi nga xam ne non yaa ngi dugg ci problème mu famille jàmbur non wax ma famille jàmbur dama ne Alaaji Malick ci boobu mbind Alaaji Malick war nañ ko mën a wax loolu xanaa duñ ci def embargo lu mu bind moom ci woy woo xam ne sama maam Alaaji Abdoulaye Niass la ko woy kon nag ce qui est important moo di ne war nañu xam ne les temps ont changé on n'est plus sous le temps colonial colonisé yi ñu colonisé rajo yi ak télévision yi rajo ak télévision boo ci xam ne doo jox ay ñaseen ñuy wax danañ la porter plainte parce que ñu it dañoo am un message religieux message bi jëlee des dizaines de millions ñu di ko topp message boobu lu jar a déglu la te dañoo am droit nit ñi déggu ko ndax ñi dañoo gëm Baye Niass gëm Alaaji Abdoulaye Niass gëm Maam Khalifa Niass. non problème boobu moom amul ci média Sénégal yi. waaw am na ci yéen amu leen benn ku fi wax ku bokk ñaseen yéen ñii seen groupe TFM bi amu ci. maanaam. amu leen kenn ku fi wax koo xam ne ñaseen la ci diine ji. mais bu ñuy tànnuñu tarixa dañuy tànn ay nit ñuy wax ci ñëpp. waaye mais xam nga li ñu jàngal en philo la coïncidence n'existe pas pourquoi looloo ne ci rajo bii moo ne ca télévision. yaa ngi ni tey invité nañ la ngay wax. boo nekkee feneen déedéet yaa ngi ni tey invité nañ la ngay wax. non man nag ma invité pour affaire actualité quelques minutes ma jóg dem mais kii fii wax diine toujours buy waat si lay waatee ak kudul moom du ñoom rek est-ce que loolu mën na nekk. am na ñuy waatee neneen itam. déedéet ñii sant dama ne la li ma la wax ñoom ñoo coloniser antenne yi ñoo coloniser caméra yi te dañ leen di orienter ci loolu am na fii ci canal 4 fii dégg nga ci station Oil Libya yooyu école bu tax ak moom ñoo leen di orienter ñooy créer les imams ñoo yónni ay imam dem ci jàkka ya kii imposé ay imam imposé ñuy wax ci rajo ak télévision yi ba ñëw ñu ne leen nekkatuñ suñu mbokk est-ce que en tant que kilifa diine Ahmed Khalifa Niass taxawaay wi nga taxawaay wi gën la ci ak féewale goo xam ni. daa mel ni moom xanaa yow déglu Abdou Aziz li mu wax léegi jëlewee ko ci Alaaji Abdoulaye Niass te ngaa wax ci boobu. xam nga ñooñu dañ daan defar. lu baax rek lañ daan d'accord est-ce que lii defar la. est-ce que lii defar la. déedéet man tey jii li nga wax tax tànk yi nga wax nii ak ni nga taxawee. nii dafa mel ni ak féewale lay nekk. diggante ñaari kër man du ma féewale. au contraire ndax man ci kër yëpp laay dem ñëpp laa bokkal. dégg nga te damay nangul nit ñi li leen yàlla may. dégg nga am na ci ñoo xam ne nañ ma mere parce que damaa jéem a jox Serigne Touba palaasam mu naqare leen mais loolu bu leen naqare duñu bëgg de parce que yàllaa ko mayuma ko waaw jël la mbaa bàyyi fii yëf yi dañ koy jëlee beneen façon parce que ñooñu ma lay wax duñu wax ba tudd Alaaji Abdoulaye Niass wala Khalifa Niass ak Baye Niass te Baye Niass moo leen ëpp taalibe junne yoon pourquoi ñu omettre Baye Niass duñ ko wax ci rajo yi duñ ko wax ci télévision yi nañu wax ci loolu. xam nga pourquoi déedéet koo ci wax rek mu ne sama sëriñ kay keroog ba mu ñëwee ceebu jën ba mu ñëwee soxna si mi ngi sol benn ala daaw bi non ça loolu du waaree nañ arrêté loolu waaye. xam nga wax ji ci télévision yi ak ci télé yi bu ñuy wax je pense que islam la ñuy wax wàllu diine l'islam waaye bu ku nekk bëggee xalal sa bopp mbabal
est-ce que kon li nga xam ni moom mooy la ñu war a xam ci l'islam nañ ko xam. sëriñ bi. rajo bi ba mu sosoo ba léegi ñu ngi dégloo. ñi fi wax diine mosuñu wax suñu baay mosuñu wax suñu maam. dañoo leen ëpp taalibe déedéet. loolu moom sëriñ bi tey maay jàkkaarloo yow weddi ko ba mu set wécc. ne fii bu ñuy def programme yi amul. këru diine buñ dul dugg déedéet weddiwaatal sa bopp dama ne la da ngeen am fii des responsable desk religieux te du wax lu mooy ci Tiwaawan nag du wax Serigne Touba du wax ci Alaaji Abdoulaye kay léegi ginnaaw waxtu yi dem nañ actualité institution Sainte Jeanne d'Arc mel na ni ndox mu sedd mi ngi ci tàmbalee tuuru coowal xale yi ñuy tere ñu muuru foofu waa école bi nangu nañ muuru gi waaye dañ koy réglementé muuraay gi sax nee nañ ñoo koy jox xale yi def ko ci anam bi nga xam ne ñoom noonu lañ ko gisee jàmm nañ ñooy xëy na kon benn yoon ci sa gis-gis ndax dogal bu baax la. waaw lu baax la. est-ce que coow li tam matoon na ko ci xale yi nañ génn duñ génn. waaw mais am na mais ëpp nañ ko doole ba réglé nañ ko loolu mooy li am solo Sénégal loolu mooy li ci am solo mooy yëf yi nañ koy jaarale fi ñu war a jaar man dama bëgg képp koo xam ne da ngay wax ci diine na nga bàyyi xel ñaseen ne dañu fee ami taalibe dañu fee bari te ak ñi fii siyaara si kon nag bu ñu passé ñaseen à perte et profit c'était une politique. Cette politique doit cesser. Sinon, nous sommes des frères et on s'aime. Et on partage aussi ce qu'on a. waaw lii moo gën a neex a dégg kay. waaw déedéet waaye loolu mooy njëkk yàlla sax wax na loolu yàlla am na laay boo xam ne defu ci bismillahi rahmaani rahim baraatun minallahi wa rasulihi la ko tuddee. attaque directe. attaque directe dafay am sinon jàmm dam olof dañu ne gannaaw ay jàmm mais da ngay taal ay ba pare bañ xam ne yow doo ko ñu waaye c'est que ne réew mi yëpp dañ ko def si rek mais ça c'est pas vrai. ñun ñoo gën a bëgg si waaye nag ñi ci des dañ fee ne il faut pas qu'on les passe à perte et profit. Ahmed Khalifa Niass jërëjëf ci waxtaan wi. yendoog jàmm jërëjëf El Hadj Ndate Diop di ziar sa doom bi nga àndal Serigne Babacar di gërëm mbokk yi Serigne Babacar Sengo. kon kay El Hadj Malick gi ca kër ga. Cheikh Tidiane nga fa. kon Serigne Moustapha nga fa dama xamul kon looy kaas. dégg nga Abdou Aziz et de suite ñun ñooy Tiwaawan ak ñun mais. am na ci ñoo xam ne vraiment ils font de la casse et on va les casser ba affaire bi dellu place. yéen doog jàmm. Une question de style, un mode de vie économique. CCBM Automobile joint l'utile à l'agréable avec sa gamme de SUV Aval. Disponible dans son showroom à partir de 10 900 000 francs TTC. J'ai bien dit TTC. Solide, élégant, tout-terrain, les 4 SUV Aval, H2, H3, H6 et H9 sauront vous séduire et vous conduire partout au Sénégal. Affirmez votre élégance en ville au volant de votre citadine Aval M4 à partir de 8 500 000 francs TTC. J'ai bien dit TTC. Prenez vite rendez-vous chez CCBM Automobile, avenue Lamine Gueye ou par téléphone au 33 849 65 49 pour découvrir et essayer la nouvelle gamme Aval. CCBM Automobile, pour mieux vivre l'automobile. CCBM Automobile, représentant officiel de la prestigieuse marque de SUV Aval, vous a offert votre émission RFM Matin. RFM Matin. RFM Matin. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne.